ok donc ñu ngi fi jàkkaarloog donc mooy permanence bi nga xam ne fi la ñuy defee don le sang donc mu nekk li nga xam ne ñi ngi xaar ñëpp askan bi parce que don le sang yaakaar naa ñëpp xam nañ njëriñ bi mu nekk loo xam ne jariñ la pour képp koo xam ne rek da nga sauver bakkan donc ñu ngi invité ñëpp di xaar ñëpp di wax donc ñi nga xam ne ñëwaguñu na ñëw mu gaaw donc parce que naaj bu tàngee dañuy arrêté donc xam naa ci kanam tuuti danañ jàkkaarloog suñu benn. ñu ngi jàkkaarloo kenn ci jeunesse bi ñu bàyyi ko mu présenté wu. bon Chérif man la Cheikh Ahmed Tidiane Sy nekk le coordinateur des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi. donc tey ñu nga wax ñu lu waraloon daje bi. waaw daje bi li ko waraloon mooy ñun comme période bi ñu nekk nii muy période fin d'année suñu activité ñu defoon tey dañoo def journée don de sang pour maye deret defee acte de citoyenneté pour jàppale banque de sang yi parce que dañu xool ne fan yii yëpp dañuy gis ne day am ñuy demande surtout sa groupe sport de géo ñoo xam ne def demande pour ay don de sang ñu waxoon est-ce que c'est pas nécessaire que bu gars yi ñëwee fête ñun la jeunesse ñu dajaloo organiser journée bii nii pour dimbale banque de sang bu Kaolack. waaw donc mu nekkoon initiative boo xam ne en tant que xale lan moo def aussi xëy na lan ngeen ci xaalis population bi. voilà ñun bon yaa ngi ne en tant que xale sax mais dañoo jàpp ne instant fi ñu toll nii seule la jeunesse pour développer le Sénégal te ci lañ jël comme coalition Benno Yewwi Askan Wi ñu responsabiliser ñu nag jox ñu rôle boo xam ne c'est très important muy la coordination boo tax na ma ànd ceeg équipe bu am solo muy benn équipe boo xam ne nii c'est composé que des jeunes ñu amay programme yi am solo d'ailleurs tey sax mun naa ne moo suñu couture mais depuis pré campagne ba léegi ñu organiser ay thèmes débat day dem ci koñ yi organiser ay thèmes pour conscientiser la jeunesse pour jeunesse bi xam ne ñoom ñoo mën a développer Guinguinéo développement nag ci aspect yëpp la commencé ci aspect politique ci aspect démocratique ci aspect culturel ba ci comme aspect yii nii muy aspect boo xam social la donc tey ci domaine boobu noonu ci la waa domaine social jóg na dañuy organiser journée bii nii muy journée don de sang voilà. waaw donc en tant que bon ba xëy na politique bu ñu politique dafa yàqu mais kenn si premier woon fii quoi donc mën naa ne c'est une première fois quoi ñu gis lii. donc loo ci mën a wax. waaw comme loolu comme li ma la wax rek ñun kenn xamewuñu politique peut-être li ñu nit ñi xamee mooy sport ak yeneen domaine wala éducation mais comme li ñu wax rek politique mooy lan politique définition bu simple mooy l'art de bien gérer la cité te gérer la cité je pense que kenn ëpp ñu ci wàll donc ci lañ toog xam ne ñu xool Guinguinéo ci état bi mu nekk état boo xam ne na ma mag ñi baal mais mag ñi ñooñu ko teg mag ñoo xam ne nii amatuñ ñoom benn ambition ci Guinguinéo loolu ci lañ xam ne ñun màgg nañ jàng nañ te aussi xam nañ ne développement Guinguinéo mi ngi suñuy loxo mooy ñe mooy la jeunesse ci lañ ñëwee ànd ak suñuy leader muy des jeunes yoo xam ne nii kenn bulewu leen muy Ismaïla Diallo moom nga xam ne moo suñu candidat ci conseil départemental ak monsieur Tidiane Wade suñu candidat à la municipalité mu ay ndaw yoo xam ne nii ñoom dem nañ jàngi ñëw xam ne comme ni ma wax rek jeunesse bi rek ñoom moo développé Guinguinéo moo tax lépp moo tax activité yi ñun fi ñu nekkoon ñëpp ñu bàyyi ko ñëw dugg ci seen politique bi mu nekk benn politique boo xam ne nag politique autrement la ñu wax ça veut dire que le don de soi lañu jiital moo nekk nii le don de soi pour la patrie ñu ànd teg ay leaders yoo xam ne c'est important donc moo tax ñu commencé ci lii ñun on ne nourrit pas de la politique mais on doit nourrir la politique. moom li may tëjee rek mooy que ne journée bi aussi bon ñi mu nekk le 31 décembre day nekk journée boo xam ne ñu ko bëgg pérenniser
muy loo xam ne nii chaque année chaque 31 décembre jeunesse bi muy la jeunesse consciente la ñuy dajaloo ñu organiser journée bii nii mu nekk journée don de sang boo xam ne ni ça sera pérenne donc loolu appel boobu dañ ciy woo toute la population ñu koy fàttali ñëpp Chérif di wax rek aussi ñu ngi gërëm sa teewaay sa taxawaay comme ni ma waxee ci groupe bi rek c'est évident que tu es l'homme de l'année donc action yu mel nii rek la ñuy xaar ci nitu Guinguinéo yaakaar naa bu ñëpp defoon ni yow Guinguinéo dina avancer te aussi suñu idole nga moo tax aussi ñu am taxawaay bi ci Guinguinéo na kenn ku nekk jàpp ci ruq rek dëkk bi mën a avancer loolu moo tax nag ñu ne pourquoi pas ñu dajaloo ñu ne pourquoi pas les journée bi la moo tax duñ ko nekk journée boo xam ne ni day nekk chaque année donc nañ jàpp ne chaque le 31 décembre même bu aspect politique bi jàllee sax dañ koy pérenniser incha allahu rabbi donc loolu la amoo lu ma tëjee di gërëm ñëpp nag di woo ñëpp nañu élèves yi donc loo ci don de sang bi. waaw salaamaaleykum. moom lépp luy développé Guinguinéo moom du xaar sa ko ci woo quoi li ma neex ci moom di xaar sa élèves yi aussi. waaw sant yàlla alhamdulilah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa sport et développement groupe 1 groupe 2 groupe 3 ba groupe 4 waaw di nuyu askanu Guinguinéo di nuyu aussi département Guinguinéo waaw di lay nuyu yow tamit Chérif waaw di nuyu sama leader yi savoir docteur Ismaïla Diallo ak Tidiane Wade ñu sunu leader au niveau départemental et sunu leader au niveau communal
waaw di leen ñaanal tamit jàmm ju wér di ko ñaanal aussi yeneen candidats yi yàlla yóbbu ñu ci élection jàmm ak salaam ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te xam ne lépp Guinguinéo la waaw man nag moom maa ngi ci biir Yewwi Askan Wi d'abord looloo nekkoon sama nuyoo ak sama présentation waaw su ma ñëwee ci sa question nag mi don de sang dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que donner son sang c'est sauver une vie ou bien même des vies kon dafa nekk loo xam ne acte boo xam ne acte bu noble la et c'est pas facile aussi nga jël sa deret di ko joxe parce que xamoo ki nga mën a sauver waaye nag képp ku koy def rek na xam ne da koo def ngir sunu borom sunu borom moo ko mën a fay mais doomu aadama mënu koo fay te lu mel nii yaakaar naa du Yewwi Askan Wi doo nga ko war a def ndax gis nañ ko tamit ñu mel ni ay association bu nekk fële sama koñ xaw ma suqali sama koñ waaw bu ñoom Cheikh Kanté ñoom aussi fan yii passé doxoon nañ ci lu mel nii mu nekk loo xam ne daal man dama koy rafetlu di féliciter au passage initiateurs yi ñoom Pa Ale ñoom Katsuti ñoom Sey waaye lépp rek ci coordination. dans le centre bi. bon salaamaaleykum mbokk Guinguinéo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant di gërëm aussi initiateurs yi nga xamante ne si ñoo jël initiative bi organiser lu am solo lii mu doon benn geste de solidarité parce que xam nañu ne maye deret moom on dit que qui donne son sang sauve des vies boo maye deret dafa mel ne ay dund doomu aadama ngay sauver parce que am na ñoo xamante ni tey ji ñu ngi si ay jafe-jafe am deret fu nekk liñ koy wëree waaw te amaana xëy na boo jëlee sa deret lu ndaw joxe ko kooku nga xam ne mu ngi si ay jafe-jafe donc mën nga ko sauver donc mooy sunu action tey ji mu waral ñu ñëw maye si li ñu xamante ni si yàlla moo ñu ko baaxee parce que du ñëpp ñu ko mën a maye donc moo tax c'est pas la première fois waaye à chaque fois occasion bi présenté wu damay ñëw def geste boobu waaw donc maa ngi ci sant bu baax ñi nga xam ne ñoo def initiative bi di gërëm ñëpp. benn soxna ñu bàyyi ko ma présenté wu bu nga présenté wu. waaw salaamaaleykum man la Jali Xatu Ba ñu gën ma xam ci Leemu Ba may coordinatrice su PASTEF au niveau de Guinguinéo nekk membre Yewwi Askan Wi ñu organiser tey journée bi nag di don de sang waa PASTEF organiser ko waa Yewwi Askan Wi yëpp ñëw soutenir ñu wax macha allah dëgg yàlla kontaan nañ lool ci waa Guinguinéo. donc tey mu nekk loo xam ne may deret xëy na njëriñ bi ñu am daal xëy na nit ñi def nañ ko xam donc loolu la ci wax aussi njëriñ bi nga xam ne am na ko. maye deret damaa defe ne ku ko yëg ku nekk war nga jóg dem maye ji ndax yaa ngi maye loo xam ne mën nga ko soxlawaat tey comme sa mbokk mën na ko soxla yàlla tere buñ ko soxlawul keneen mën na ko soxla gis nañ ni Sénégal accident yi bari nañ Sénégal nit ñi néew nañ doole parce que tey ji aliments yu riche yi ñu war a lekk yu ci gën a bari nit ñi amuñu dooleem tax nag ñuy def solidarité bi di maye deret nga xam ne dara ëpp ko tuyaaba mën naa ni ci àdduna may nit sauver bakkan yaakaar naa dara wecciwu ko moo tax maye deret lu am solo la fi mu toll ni nit ñi ñoo volontaire. maa ngi tudd Abdoulaye Cissé nekk mandataire départemental bu coalition Yewwi Askan Wi. donc lan nga mën a wax tey ci li nga xam ne yéen a ngi fi teewe tey. waaw Chérif ñu ngi lay sant di la ziar yow tamit di la nuyu bu baax di nuyu population Guinguinéo donc lii suite logique la rek parce que ku xam Pastef ak PUR ku xam Pastef xam ko ci abnégation ku xam PUR xam ko ci engagement ku xam grand parti ku xam maanaam bépp parti politique bu bokk ci coalition bi rek xam ñoom ci action sociale la ñuy yëngu donc lii dafa jaadu lii maanaam jël sa bopp jox ko askan wi pour jaamu yàlla déjà jël sa bopp rek jébal ko askan wi nekk ci seen yitte jaamu yàlla don de sang sauver des vies dara gënu koo noob donc alhamdulilahi rabbi alamin bi ñun ñëpp ñi ko seq biñ ko xamee nekk ci yoon boobu te duñ fa mës a jóge incha allah. donc man appel nga lancé à travers ces jeunesses man appel nga lancé quoi à travers ces jeunesses quoi. waaw man du ma génne sama bopp ci jeunesse bi ni ma fi toogee noonu lay woowee toute la population de Guinguinéo mais particulièrement à la jeunesse de Guinguinéo
mais aussi en général du Sénégal parce que réew doomu réew ma ñoo koy tabax ci xel ci doole mais aussi ci xol bu rafet te lii ci xol bu rafet lañ koy dugal donc ñun ñëpp buñ bokkee ndey bokku baay àndandoo di xàccandoo dóorandoo boole ci lii nii di def ay action sociale yu mel nii ay don de sang je pense que yàlla dinañu mën a suturaal bu baax a baax a baax te lii day bokk sax ne day wane nag sax ci ànd bu dëggu nga jël nit def ko ni sa bopp parce que dañuy toll jamono joo xamante ne waratoo xeeb nit waratoo xalab nit parce que ngay xeeb mën na laa sauver ëllëg ndax lii nii xamoo ki muy sauver ëllëg te pourtant mën nga ko xeeb donc ñun ñëpp nañ xam ne ay doomi aadama lañ yàlla moo ñu sàkk mënuñu nekk leneen lu dul ay nit nañ dimbalante joxante loxo àndandoo di xàccandoo di dóorandoo yërëmante donc loolu laa amoon lu may lancer jeunesse bi ñu gën a farlu ci seen dëkk yi action sociale nañ ci gën a góorgóorlu jërë ngeen jëf. Chérif ci question bi ma posé d'abord maa ngi nuyu ñëpp nga xam ne ñu ngi seetaan say info ak les membres des sports et développement de Guinguinéo donc ñun ci siège boobu rek lañ nekk mais bala ma dugg foofu damay remercier les volontaires de Yewwi Askan Wi parce que xale yi ñoo ko xalaatal seen bopp ñoo gis ne ñun maag Tidiane ci li ñuy woote aussi bien dans la commune que dans le département mooy ñun dañoo soxla le capital humain de Guinguinéo c'est-à-dire doomu Guinguinéo en quelque sorte ci lépp loo xam ne rek ñoo ngi koy def ñu xàccandoo ci ñu dóorandoo ci mu néew mu bari mën naa tàmbalee ci nettoyer ëtt kër gi nettoyer buntu kër gi sàmm garab yi nga xam ne ñoo ngi koy saxal ci dëkk bi reboisement ba tey jii ñu yegg si tam ci don de sang yëpp bu ay nit amut du am ci noonu la ñuy def ba ak cofeel suñu dëkk bi daal di dugg ak solidarité aussi daal di dugg ba nga xam ne lépp lu ñuy def rek dañ koy bokk doo def ko kon lii dañ koy considérer ne ak wone la que ne ñun lu ñu bëgg a def mën nañ koo def day dekk nag ñu bëgg ko mooy engagement day fekk tam ñu am ambition bu baax a baax nañ ci lii ñu jëm nii dañ ci yegg incha allah mais nag comme li ma la wax rek solidarité moom moo koy motal te tey jii acte bi acte de solidarité la ndax deret jii ñu maye xamuñu ci kan lay tàbbi xamuñu jaamu yàllaa ngi ci bu ma sëkk sax dàkk looy mën a saraxe boo yegsee ci saraxe deret moom xamal ne matal nga loo mën a saraxe boo saraxee li nga xam ne dafa bokk ci yow nga xam ne bu demee ci yow sax mën na laay peut-être comme ñi ngay gis souvent di maye deret ba pare di miir ak yooyu kon nga xam ne am na lu yegg ak jaamu yàlla bu ma sëkk la kon ñun ci suñu politique bi ñuy def ñun lii lañuy jàngalaat te boo xoolee coalition bi la ko lënkale nga jël PUR boo seetloo parti bi lépp luy tabax nit rek ci lay dox nga jël Pastef dañ ne lépp loo xam ne rek woote nañ ko ci muy taxawaay rek na ngeen ci taxaw te ngeen ànd ak ci Pastef kon ñooñu mën nañoo ànd taxawu Sénégal jóge fële ne moom dañoo war a taxaw tem àndu soxali ay wa ñu dem kon ci concept yooyu ñun lañ tibbee rek bëgg ko wàccee fii ci département Guinguinéo parce que dañ ko tële nag ñun duñu ànd ci dara ñun lépp croiser le bras ba heure bi jot rek ñu def ay élection rek ni ñuy tabbee sax souvent day nekk problème ci ñun te pourtant manquement yi fi nekkoon waroon nañ koo xeex bu yàgg balaa lii di ñëw moo tax don de sang bi moom ak wone la ñu def ko ak xol bu sedd buy ànd ceeg yàlla rek nag tey jii doomu Guinguinéo yëpp waroon nañ fi mën a teew xam na ne du ab parparloo la ñu woote fii moom luñ fi woote rek mooy mën nañoo ànd parce que tey jii yàlla bu defoon jàmm Tidiane mii nekk maire Guinguinéo yàlla xam na du nekk sama maire man kese du nekk waa maire Yewwi Askan Wi kese mais maire Guinguinéo lay nekk maire Guinguinéo lay nekk dootul xam xaj ak seet kan moo àndoon kan moo bëggoon ak kan moo soppoon daa nar a taxaw tem pour Guinguinéo lu mu ci def rek
mu nekk loo xam ne day tàbbi ci ku ci ne day njëriñ ku ne man loolu am naa ci yàqin moom ak keneen je pense bien mais ñun taxawaay boobu lañ am kon ñun lii lañu woote te suñu programme la bokk lépp lu ñu def rek xamal ne suba yi dinañ ko defaat def nañ ko fi defati ko fi lii mun naa wax ne moom mooy 3e édition ñu ànd di def lu mel nii kon na la leer na lii dugg na suñu bopp dootuñ ko bàyyi donc di ñaan yàlla rek tam lii ñuy dox yëpp yàlla def ci jàmm mu nekk ngeneelu Guinguinéo mu nekk njëriñu Guinguinéo en tout cas daal ñun espoir bi ñu am nii ak engouement bi am dañoo gëm ne fii la Guinguinéo nar a jaaree soxali ko ba faaw parce que ay doomam fas yéene tu koo bàyyi fas yéene tuñ ko ñun de xalaatatuñ ko moom ñëw rek toog vacances jot ñu dem loolu moom bàyyi nañ ko dañoo nar a jàpp taxaw temm ba incha allah suba Tidiane bu fi jógee ñu koy mën a tuddee ay yoon naan avenue Tidiane Wade loolu moom mooy suñu mëbët moom moo nekk nag yéene nag du ñu nekk fii di wax bu ngeen ñu falee dinañ def nangam wala di yëkkati xaalis di jox kenn parce que li ñu yëkkati nii dara gënu koo rëy lii moo ëpp doole xaalis fuuf parce que imaginer deret bu génn ci yow tey jii tàbbe ci hôpital yi am koo xam ne mu ngi ci digg ci dund ak dee mais tu sauves une vie te yaa ngi sauvé li nga xam ne yàlla moom la gën a fonk mooy nit yàlla lu mu sàkk rek yàlla la ci nit la ci gën a fonk nit la gën a cërale te moo ngi naan ma bëgg ma yomb na de man parce que man maay jaam man maay ki nga xam ne moom maa leen sàkk waaye bëgg nit bi nga xam ne dafa am ay défaut dafa am ay imperfection xëy na bu la rombee sax du la nuyu boo koo jafe kon kooku boo ko bëggee rek yegg nga ca yàlla ak nu mu munti mel parce que tey deret bi mu jógee fii ki muy tàbbe xëy na sax seeni nuyoo dëgërut ci ki muy tàbbe xëy na sax xamu la wala sax mu ngi amoon xel bu ñaaw ci yow te pourtant deret bi dana tàbbi ci moom kon lii moom moo jiitu ci ñun lu ñu bëgg a woote pourtant Tidiane maa ngi moom gisewuñ de mais li muy bind programme bi muy bind ak man tam programme ma bind dara wutewul te xoolal moom day nekk fële man ma nekk fii billahi wallahi taala keroog ba mu génnee kiyam bi dëgg la man maa tënk moom mu yaatal mais li ñuy wax benn la loolu nag ànd la loolu ànd bu dëggu la ànd koo xam ne la yëpp ñu dañ koo def ci suñu xol wax dañ koo tibbee suñu xol di ko def parce que réeréwoo mbir ne yeewi askan bi am na te kenn tëggagul yeewu askan bi au niveau national maa Tidiane 2019 élection présidentielle lañ commencé ànd ba tey jii yàlla xam nag te naa la wax tamit benn révélation ñi ma xamee yeneen candidat yi xamee ma ko woon Tidiane mun naa wax ne benn yoon laa mos a dugg soloom toog mu ngi nii mooy réunion buñ doon def benn yoon laa mos a dugg këram toog ci salon te pourtant suñu génnee nga yaakaar ne ñi ay xarit lañ ñii dañoo yàgg ànd ñii dañoo xamante wala ay complice lañ te yàlla xam na ne dafa am rek loo xam ne mu ngi tàbbi ñëw nar a ñëw te sama diggante ak moom la te maa ngi bon xam naa ne waruma waat sax parce que direct la télé mais lii ñëw ci kanam waaw rawali bët. donc man aussi damay def benn témoignage boo xam ne pour wane ne même bu dul cadre politique parce que la fois passée tey tali bu mel nii ñoom seen loxo ci la bokk parce que borom sareet yi dañoo volonté wu di nekk seen tali ak seen tuuti ciment man leen mais wax leen seen soxla am na ñoo xam bu ñu ko déggee bon parce que aussi man damay lancer message rek xam naa ñëpp a ngi suivre am na ñoo xam bu ñu ko déggee du ñàkk solution am ñu joxe ay tonnes ciment ñu defar fële te bañ ko joxee dañ ko dugalee ci ngoon gi rek ci saa si yéen ñaar da ngeen ci dugal seen loxo ba mu tax ci rib te ginnaaw yàlla image yooyu aussi directeur Fera wax ko ne carrément ba mu gisee image yooyu yaramam dafa daw da ko choqué parce que image mi ngi fi moo ko waxal boppam président de la République ne ko donc defaral kii daaw pour wane aussi donc geste boobu ngeen def tey donc ba ngeen def séntu leen ci woon dara donc tali yi aussi bu ma leen yéen it boobu ngeen ñi nga xam ne sabab ngeen ci aussi donc Cheikh aussi waaw. ne la tey jii 31 décembre 2021 dafay marqué un changement pour Guinguinéo ne la l'année 2022 c'est une année du nouveau Guinguinéo bu ma naan Guinguinéo c'est pas ay Guinguinéo yi mais pour tout le département gis nga kii chance la pour Guinguinéo nit koo xam ne si jël na temps jël dooleem jël amam yëpp jox ko département bi jox ko dëkk bi jox ko askanam
je pense que ne kii chance la pour Guinguinéo lenn rek laay wax parce que ñun suñu diggante dañuy dem ba sax des fois du ma bëgg sax di def témoignage parce que li may wax c'est au fond de moi et je suis sûr et certain et c'est profond en moi que ne man wóor na ma ne man fu ma waroon a toog buñ ne Ismaïla Diallo moo ma fa wuutu man mën naa dem tëddi nelaw parce que xam naa ne yàlla boole nañu ci yéene bi ñu am ci Guinguinéo jeunesse Guinguinéo yëpp am yéene mais yoon bu xatee faaw am ñu jiitu ñun ñoo porté le combat moo tax ma ne la lii nag junj la parce que li mu wax dafa am solo daf ma daaneel xam nga lu tax mooy ñun yoruñu xaalis bu ñu séddale mais li ñu yàlla jox te ñu moomal ko suñu bopp yàlla dénkuñu ko mooy suñu deret et je pense que le sacrifice de sang moo ëpp doole sacrifice boo mën a gis tey sànq dama wax Cheikh ma ne ko man bënn nañ ma ñaari yoon mais ça veut am na lu muy tekki bënn nañ ma seet xëcc dara kii ñu bënnaan ma feneen mais loolu ndaw si ne ma lan la ma kii ne ko c'est parce que c'est le capitaine ma ne ko c'est normal bu laajee ñu bënn sama loxo yëpp ñu bënn ko mais maladie kii muy suñu don de soi bi nga xam ne si am nañ ko pour jox ko moo tax ma wax leen ne suñu don de sang bi cadeau la pour kii waaye aussi dafay marquer la rupture bi war a am incha allah dès demain en 2022 incha allah Guinguinéo war a tegaat te lii rek junj la parce que gis nga yàlla bi mu waree wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko préparer le terrain xam nga lu muy teg mooy lii nga gis ni tali yi ñuy rakkise di defaraat dañuy préparer le terrain ak lu mun a xew Guinguinéo moom incha allahu suba muy 2022 bi ci lay commencé waat gisaat Guinguinéo gu yees ak lu mën a xew nag ak lu mun a xew laa la wax te li ñu gëm nag moom mooy jàpp nañ ne askan bi jàpp nañ ne l'équipe bi ko war a mën a taxawu ak ñi ko war a mën a taxaw ñu ngi fii ci biir Yewwi Askan Wi nañu jël département bi jox ko docteur Ismaïla Diallo ñëw fii ci commune bi ñu ànd ñun ñëpp ñu booloo liggéey incha allah ñu xool fi ñu jëm ci kanam. guddi nag li ma la waxoon invité naa dëkk bi yëpp mais yow en premier lieu na ñëpp dikk ñu taal pétard yi xumbal dëkk bi parce que pour marquer vraiment la fin ci coono bi nga xam ne si Guinguinéo nekkoon nañ ko. c'est pas simplement une manifestation de fin d'année mais c'est une manifestation pour annoncer le nouveau Guinguinéo. ok merci waaw donc ki nga xam ne moo fi teewal jeunesse yi donc ma jox ko kàddu gi moom. bon président pare. bon merci Chérif comme ni ma ko waxee woon sànq rek man la Cheikh Ahmed Tidiane Sy di coordinateur de la jeunesse de Yewwi Askan Wi yaakaar naa ne comme ni ma ko waxoon sànq dafa mel ni discours yi li fi président Ismaïla wax ak li fi sunu maire Tidiane Wade wax ak li fi waxoon sànq dafa mel ni dafa mel ni dañoo dajale woon te yàlla xam ne gisante wuñ sax mooy comme ni ko docteur Ismaïla waxee rek yaakaar naa montre bu baax bi ñëw bokk heure te comme ni ma ko waxee woon li ko Tidiane waxee woon laa ko waxee woon sànq ne ko guddi suba le premier incha allah du laa ko waxee woon dama ne ko suba le premier incha allah dinañ gis beneen Guinguinéo ma ne ko dinañ gis beneen Guinguinéo te beneen Guinguinéo bi ci fii lay commencé dama la waxoon Chérif ndaw doomu Guinguinéo ñoom ñooy yeew xëpp seen bët xam ne le moment du changement a sonné te 2022 bii ni incha allah ci lay commencé que ñu gagné que ñu ñàkk gagné ñun suñu loxo incha allah war ak ci lépp luy développé Guinguinéo rek nga ciy dugal donc ñu ngi invité nag toute la population de Guinguinéo ñu xëpp seen bët xool parce que comme ni ko suñu leader yi waxee moo ci nekk nit mën na maye xaalis mu dugal mais gis nga maye deret bu nekk sa xol doo ko mën def parce que dafa nekk loo xam lu sacré la te lu ne xaj na ci gis nga fi ñu maye miir mais dafa nekk loo xam ne dafa ne acte boo xam acte de citoyen acte de social mënul weesu lii te lii moo xam ne c'est pas la première fois parce que organisé ko fi mu réussir pur organisé mu réussir kon yaakaar naa tey moo suñu troisième activité ci don de sang te waxoon naa ko sànq lii day nekk activité boo xam ne day pérenne donc jàppal ne chaque le 31 décembre les jeunes de la coalition Askan Wi dañuy organiser manifestation comme ni ko waxee woon sànq ñi ne amuñu seen i fay parce que aussi ñoom ñoo ñu responsabiliser jox ñu cër boo xam ne nii amaana que buñ nekkoon suñu kër dina war duñ am loolu noonu donc dama di féliciter di wax ne ñun ak ñoom ñu ànd ci liggéey bi comme ça wax nga fi ñoom nelawuñu saa yu leen Guinguinéo soxlaa dañuy jóg tali bii nii si ñoom ñoo ko commencé comme ni nga waxee woon sànq ba yàlla daf ñu am lii nii donc yaakaar naa ni le bon choix est là kon ñoo toog ni donc ñu ngi tendre la main aussi population Guinguinéo bu baax a baax di wax ne Yewwi Askan Wi dañoo ñëw uniquement pour def seen participation ci le développement de Guinguinéo donc wax naa lu bari te aussi wax naa lépp
di ñaan yàlla nag yàlla mottali suñu yéene aussi yàlla mottali ko muy lan muy un Guinguinéo nouveau un Guinguinéo attractif un Guinguinéo boo xam ne un Guinguinéo viable la et vivable incha allah donc la amoon mu ci wax Chérif. ok merci waaw du ma tëj aussi te man remercier ma leen parce que ñu ngi participer à tout moment ci sport de développement parce que Guinguinéo la lépp lu jafe-jafe dañ koy feeñal bu ñu ci mën a jàpp ci donc ci côté sport aussi parce que sport de développement c'est la première fois mu organisé tournoi ñoom ñaar dañ ko parrainé woon bu doon final boo xam ne gars yi ngi naan deuxième édition mais est-ce que temps bi dañ ñu ko may parce que jot amul mais en tout cas ñoom daal dañu xam ne marqué nañ aussi ci loo xam ne parce que bañ ko dugalee ñoom volonté ñoom ñaar jël ko en charge donc ñu leen remercier aussi di wax aussi donc docteur Diallo waaw docteur témoignage aussi si yow donc xam nga dafa am loo xam ne tam akum wone day jàngalaate sama yaay doon na wax ne xam nga comme ñun dañuy faral di wax noonu de nëbbatu mais lu baax des na koy wone nit ñi jàng ci te yow boobu ba tey parce que renouveau bi foofu la tàmbalee ba nga commencé wone mu néew mu bari nga wone moo tax ñu bëri yeewu tey ci Guinguinéo ñu bëri commencé comprendre lu xew Guinguinéo tey jii mun naa wax ne ñi lay seetaan te neewuñu fi ñoo ëpp fuuf ñu lay seetaan te ne fii ci dëkk bi kon amul lenn loo xam ne tey jii Chérif posté nga ko te doomu Guinguinéo man am naa samay mag yoo xam ne bon gëj nañ fi mais xam nañ la à travers post yi ngay def parce que ñëpp a intéressé wu Guinguinéo parce que daf leen a marqué